jërëjëf mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu fi ñu leen daan nuyoo talaata bu jot ci waxtu bi ci seen magazine Roffo mbokk yi ñu ngi leen di wax salaamaaleykum di ñaan yàlla mi nga xam ne mooy buur bi nga xam ne mooy borom jàmm doolu ñu jàmm doolu ñu sutura faj aajo yi suturaal ñu yàlla na yàlla loolu jàmm ci réew mi doolu sutura ci réew mi doolu xéewal ci réew mi te it yàlla tàppe xol yi te suturaal ñu mbokk yi asalaamaaleykum comme niñ ko daan defee ak yéen ànd ak yéen ci seen magazine Roffo di leen wax ne talaata ji nag nga xam ne dafa tombeek li nga xam ne mooy matchu Sénégal Côte d'Ivoire jeex actualité day obligé léeg-léeg ñu xaw a cof ci loolu mooy li nga xam ne tey fas yéene nañ ci waxtaan ci sunu njëlbeenu waxtaan waaye mbokk yi fii ñu nekk tey mooy stade Léopold Sédar Senghor stade Léopold Sédar Senghor muy béréb boo xam ne làmb am na fi histoire làmb bi fi njëkk a am diggante Mor Fadam ak ki nga xam ne mooy Moustapha Gueye le 31 mai 93 ñu ubbil leen ko mu doon combat bu rëy fii ci stade bi mu Mor Fadam daanoon ci Moustapha Gueye ñu ne ndax làmb xajatina fii ñu ne le 4 juillet 99 Alaaji Daouda Faye booba nga xam ne booba mi ngi ci promoteur yi indi fi combat Tyson ak ki nga xam ne mooy Manga 2 muy combat bu rëy fii ñu nekk tey loolu am na fi ci saaru làmb mën nañ fi wax gala bi nga xam ne le mai 2005 la fi amoon mai 2005 ak promoteur bi ñuy wax Luc Nicolaï diggante Tafa Gueye la woon ak ki nga xam ne mooy Lac de Guiers numéro 1 digg bés boobu Bombardier bëri na ci ak ki nga xam ne mooy Mame Ndiambane Yékini bëri ci ak Khadim Ndiaye numéro 1 kon defe naa ne stade bii ñu nekk tey mu Léopold Senghor làmb yàgg na fi ñooñu bëri nañ fi 1er janvier 2006 diggante ki nga xam ne mooy Bombardier ak Tyson fii lañ ko bëree woon mooy combat bu amoon coow ba te nga xam ne combat ba mujjewul yegg ñu jël victoire bi jox ko Bombardier dellusiwaat fii le 1er janvier 2006 diggante Yékini ak ki nga xam ne mooy Tyson fii la woon ci stade bi nga xam ne mooy Léopold Sédar Senghor moom it mu amoon fii je me rappelle combat boobu muy combat bu rëy bu fi amoon muy combat revanche Petit Mbaye action 2000 tëggoon ko ba 9 mars 2008 la fi combat mujj am diggante Gris Bordeaux Baboy ki nga xam ne mooy Gaston production tëgg ko fii ci stade Léopold Sédar Senghor kon fii ñu nekk tey histoire u làmb yàgg na fi fii ñu nekk fii la Sénégal footballé woon ak Côte d'Ivoire samedi bii ñu génn tey ñu ci dalal ki nga xam ne nag yàgg ngeen ko gis ñu ànd ak moom ci làmb mu ñu koy jàngatal muy koo xam ne kii ku am xam-xam ci wàllu sport ñu ciy waxtaan dans l'ensemble parce que tey bëgg nañu waxtaanee violence bi ak sport bi dans l'ensemble ku ne xam na ne làmb am na ci cër football bi bërka démba samedi Sénégal Côte d'Ivoire ku ne xam na lu ci am Souleymane Boun Daouda Diop directeur académie olympique moom la ñu dalal tey Souleymane maa ngi lay nuyu. Ngañ maa ngi lay gërëm di la sant ci invitation bi. di gërëm téléspectateur u TFM yëpp. wax nga effectivement jaloore yi nga xam ni am na ci stade bi. waaye jaloore yi lu mu rëy li xew samedi yàq na ko. nu mu ko dañuy dugg rek ci waxtaan boobu. waaw muy Sénégal Côte d'Ivoire. waaw Sénégal en tant que sportif. en tant que expert ci sport. tey ñu gis loolu. man bon da nga may njëkk a ñëw li nga jàngat ci affaire boobu ba pare. ñu doog a ñëw nag waxtaan. ci sport ak violence. ak tamit sponsoring bi nga xam ne. boobu ba léegi ñu ngi menacé. violence bi nga xam ne mi ngi nekk ci sport bi. waaw ngañ jërëjëf li xaw samedi moom gàcce Sénégal la Sénégal dafa am gàcce bu rëy ci kanamu àddina bi ndax rencontre sportive internationale dëkk. da siy wane naka la yare xale ay xaleem naka la yare ay sportifam naka la culture am mel te samedi li ñu wane lépp a ñaaw si commencement bi ba si fin bi lépp a ñaaw wane nañu suñu système éducatif baaxul ndax ay xale yu xamadi la ñu wane bu bëgg samedi mais nag li xew li tax mu xew moo ko ëpp doole ndax li xew dafa am ñetti facteurs yu ko indi bu njëkk bi mooy ministère des sports ñoo jaawale seen ay rôle def lu nga xam ni du seen cër moo tax mu erreur bi am république état du mobiliser ay supporters nit ñi faluñu ministre faluñu président de la république faluñu premier ministre pour ñu mobiliser ay supporters loolu dañ ko délégué fédération état bi dafa dugg ci lu yoonam nekkul
ñaareel bi fédération dañu leen a fal pour ñu xam seen bopp xam seen sport xam seen équipe nationale xam équipe nationale yu jàmbur waaye bi ñu nee tirage au sort Sénégal Côte d'Ivoire ba léegi dañoo gëmloo Sénégalais yi ni dañuy qualifié te ñoom xam nañu sport xam nañu li xew si àddina bi xam nañu équipe bu Sénégal équipe bu Côte d'Ivoire moo mën bu Sénégal si jamono yu ñu nekk donc waruñu woon a gëmloo nit ñi. beneen bi mooy presse bi jox nañu ku nekk parole or événement dafa am ñu ko moom kii événement football la xam nga ñan ñoo ko moomoon entraîneur bi président fédération bi ak joueurs yi ñu convoqué ñoo ko moomoon yoonu mbër nekku si yoonu sëriñ nekku si yoonu ku ñu convoqué wul nekku si ndax événement bi dafa am ñu ko moom te ñoo ñëpp nag respecté wuñu seen rôle moo tax li am jaxasoo. dafa am étape bu ma bëgg ñu taxawaat ci tuuti. da nga ne xamadi. waaw xamadi bokkul ak reewande. ki xamadi dafa xamul. ku ko war a xamal. ñi xam ñoo ko war a xamal xam nga buñ la falee. wala ñu nomee la da ngay ut ñu xam ñu wër la. ñoo xam dinañ la wax dëgg. mais ku ëmb sa sànqal ëmb sa kerse. kon mën nañu wàcce ci nga ne état bi warul mobiliser. bu ñuy wax état bi tey ci wàllu sport bi. le ministre des sports la ñuy teg loxo lañ ko dénk. mu recevoir 12e gaynde yi mobiliser te loolu du rôle république. République dafa am ay rôle régalien c'est-à-dire que c'est un rôle régalien c'est-à-dire li doon rôle am si match bi mooy bu Ivoiriens yi ñëwee fekk stade bu baax. gazon bu baax tribune yu rafet vestiaire yu baax c'est-à-dire loolu mooy rôle ministère bu ñëwee aéroport am sécurité. football si jàmm ñibbi si jàmm. rôle république foofu la yem si match. entraîneur mobilisation système de jeu loolu fédération bi la mais dañoo jaxase rôle yi. dañoo jaxase compétence yi. et nag conséquences yi moo metti ndax tey gis nañu la plus haute autorité de ce pays muy le président de la république. di baalu àq. président. ku ko fal. ak ñi mu fal ñi mu nommé. ak ñi ko fal waruñu ko pousser mukk muy baalu àq ay nawleem ndax baalu àq mooy tooñ te tey njabootu président dafa tooñ. njabootu président bi nga xam ne ñoo yore football bi du ñoo tooñ président ndax yóbbu nañ ko ci état bu muy baalu àq. te loolu njaboot da koy moytul kilifaam. te li Macky Sall def heureusement que mu def ko. heureusement kon def na li ko war. waaw def na li ko war. ndax njabootam tooñ nañu. mu assumer. mais nag rôle am yamul foofu il faut mu situer responsabilité yi ba bu ëllëgee dootul baalu àq ndax mënuñu nommer président buy baalu àq toujours ay nit ay nawleem di baalu àq CAF. di baalu àq FIFA. loolu ñun waruñu ko teg. te warul nangu ñu teg ko. te li tax mu bañ a mu waran mu dootul amati mooy mu situer responsabilité yi indi si réponse yi war. ñu dellu tuuti ci ministre du sport. waaw su wàccee ba cadre boobu est-ce que du dafa bëggoon jël les devants pour xam dara bañ a rëq bañ a kii pour daal mobilisation bi gën a dëgër. xam nga loolu xër sax mën na ko indi. mais il faut mu leer c'est-à-dire que organisation sportive. compétence yi dafa leer. ministère ak rôle am fédération ak rôle am ku bàyyi sa rôle di jouer rôle jàmbur di nga bu ànd boo yéeg dina toj. fédération ñoom la fa la ñu fayir. fédération ñoom xam nga fa la ñu fayire. mooy dañoo gëmloo Sénégalais yi ni dañuy qualifié. ok te loolu xam nañu ni Côte d'Ivoire aujourd'hui c'est la meilleure équipe africaine yow doo jógee championnat d'Afrique Bata ak Gabon ak Guinée équatoriale nga am 3 matchs am 3 défaites tase ki nga xam ni moom moo nga woon final ci Coupe d'Afrique boobu nga jóge fa dàq sa entraîneur sa directeur technique démissionné nga jël entraîneur tubaab avant muy commencer mu bàyyi nga nommé entraîneur boo xam ni préparé wu haute compétition xamul joueurs yi nga am équipe bu mel noonu ba pare ni ci sa discours damay reconstruire ba pare bëgg a gëmloo doomu aadama yi da ngay gagner la meilleure équipe africaine parce que aujourd'hui la Côte d'Ivoire est la meilleure équipe africaine. Donc erreur baa ngi noonu. erreur baa ngoogu loolu mënuñu ko ñàkk njàmbaas. violence bi ci stade yi. waaw violence bi ci stade yi aussi ak làmb ji nga xam ne aussi xam nga bàkk nañu violence ba demoon nañ ba ne sponsor
lan la war a comporter woo ci fu ñu defee sport. xam nga violence bi am ci stade bi li ko waral mooy stade dafa am billet d'entrée spectacle sportif dafa am coût tant que ñoo ngi may nit billet di ko jox car mu transporté wu di ko indi ci stade bi te jarul stade spectacle jarul ko dara violence dafay am stade yépp kii ñëw day génn ci poosam nekk si day supporter équipe bi mais aujourd'hui muy 12e gaynde muy supporters yi équipe bi leen di supporter ndax kenn 80% ñi nekkoon ci stade bi yépp fayuñu billet sport intéressé wu leen or sportif moo mën a nekk ci stade am naqar muñ ko c'est-à-dire il faut ñu défendre supporter ak amateur moo mën a nekk ci stade am lu ko naqari mu muñ ko fan ci club mënu ko keneen mënu ko tant que ñoo ngi permettre nit ñi ñëw stade te jar stade spectacle bi intéressé wu leen dafay indi violence samedi li ko indi mooy 80% de ceux qui étaient au stade jënduñu billet dañ leen fi indi dañ leen indi pour ñu mobiliser te bu ñu nekkoon 2 millions ci stade bi 11 jours donc ñooy nekk ci terrain bi 11 jours ñu mën a may Sénégal ndam donc nañu bàyyi naan mobiliser spectacle sportif du meeting politique laajul mobilisation stade du monde bi yëpp day fees dell mais lu koy feesal spectacle bi nit day ñëw jënd t-shirtam jënd mayoom jënd billet fii nag amuñu ay supporters. c'est vrai que ñoom supporté wuñu équipe bi équipe bee leen di supporté. équipe bee leen supporté. loolu mooy indi violence bi ñi dugg ci stade bi spectacle bi indiwu leen fi joué ci 5000 personnes Côte d'Ivoire gagne ñu 2-0 ñibbi ñu bañ a rusloo suñu réew moo gën ñu joué ci 60 000 personnes ñu gagné ñu match bi du àgg. jërëjëf mbokk yi yéen a ngi seen magazine Roffo tey nag xam nga actualité bi ni mu demee la ci la ñu dugal Souleymane Boun Daouda Diop directeur académie olympique moom it xam-xamam màcc ci wàllu sport moo tax ñu duggee foofu ci li nga xam ne mooy match bi nga xam ne amoon na Sénégal Côte d'Ivoire ak regret yi ci am ak yëpp mooy li ma doon wax rek Sénégal na xale yi ruus mag ñi waaw Sénégal na xale yi ruus mag ñi même bu ñu leen déggalatul nañ leen ruus. je pense que loolu valeur la yoo xam ne dina permettre am na lu xale bëgg def bu xalaatee mag ñi du ko def. je pense que ni ñu comporté woo fii ñëpp ñaawlu nañ ko di masawu tamit le ministre du sport ci li nga xam ne gaañu na ci li nga xam ne xeer dal na ko ci. te loolu vraiment bu daloon nawleem bi nekk Côte d'Ivoire. ni ko El Hadj Abdoulaye Diaw waxee. kon mu gën a ñaaw kon mu gën a ñaaw loolu mën na indi sax ay incidents yoo xam ne. vraiment diplomatique te kenn du ko mën a tee rectifier. mbokk yi kon ñu ngi seen magazine Roffo. Souleymane bu ñu ñëwee ci làmb ji tey. làmb ji. coow li gis nga amoon na coow. ku ne bëggoon exprimer wu. le ministre du sport jël segment yi ne ci làmb ji yëpp. ñu recevoir leen. daje après CNG jox ko mission bi nga jàngatee loolu lépp tey. ci lan la ñu war a mën a jëm ak tey coow li amoon ci làmb ji lan nga yaakaar ne moo ko waroon a jur. waaw xam nga ngañ mas naa wax ne làmb amul benn coow bu mu yëngal te amul solution làmb moom du ñu bëgg coow rek mais depuis problème mu Eumeu Sène Modou Lo jaar si Zos Boy Niang jaar si Baboy Nes ba si promoteur yi lu ñu fay 75 millions ba si ñoom tey jeunes yi créé seen association amul dara lu si normalul coow lay bëri mais lépp am na solution te làmb solutionné na ko làmb du ñoo bëri coow waaye yàlla baax na ba coow bu ñu coow rek solution baa ngi si biir làmb. waaw mën nañu ko solution moo ngi si biir làmb. ndax lépp lu ñu wax rek solution baa ngi si biir làmb. heureusement que bu ñu dañuy yuuxu wax mais après ku dem seen kër di nga am fu dëgg féete te heureusement que aujourd'hui lépp dalaat na. lépp dal na parce que dafa jarul coow lépp lu ñuy wax nii amul coow cachet yi jarul coow. agression Zos Boy Niang jarul coow ndax li koy réglé am na Modou Lo Eumeu Sène li koy réglé n'est-ce pas Boy Sène combat bi àggul am na lu si sport wax donc làmb moo bëri coow rek mais amul benn problème li réglé daal mooy violence bi la ñu war a réglé ndax violence bi dafa bëri ay conséquences et conséquence bi si gën a garaaw mooy day rey làmb ndax benn sponsor bu gëm boppam gëm produit am du nangu image am di ànd ak ay deret
wala ay paaka wala ay béjjën. donc il faut que ñu régler aujourd'hui problème violence bi dans l'arène. mesure yi nag fi ñu koy régler mooy ci biir écurie yi borom écurie yi ñoo mën a régler violence bi ci seen fans club yi. ak ci langage yu mbër yi ndax violence bi yépp langage yu mbër yi moo ko indi. face à face mooy violence verbale bi. violence verbale bi. ok mooy indi violence physique bi. loolu nag la ñu war a éviter mbër yi ñoo war a mesurer seen langage xam ni mbër mbooloo nawle mooy mbër mënoo damay dëkk nit ba pare bëgg ko xeeb wala bëgg ko tuutal. sa bopp ngay tuutal ndax boo sumee ko ma sumee ko ñu bokk arène bi ay nawle la ñu. boo ma tuutalee sa bopp ngay tuutal boo xamee ne yaa ma mën bul bëreek man ndax man du ma bëree ak koo xam ne maa ko mën damay bëreek sama nawle ñu bëre ma xam lan ma manqué ba avancé mais bu ma la wóoree ne maa la mën. du ma bëre ak yow. kon communication bi ci làmb ji nan lañ ko war a. ñu war a di former séminaire xam nga làmb la mooy seen problème. doo dégg mukk formation doo dégg mukk ñu ni ñoo ngi former doo dégg ñu ni daje nañu manager yi pour former leen doo dégg ñu ni daje nañu promoteurs yi pour former leen doo dégg ñu ni daje nañu entraîneurs yi pour former leen. kooku rôle kan la doo dégg rôle CNG la parce que loolu moom CNG la ko état bi jox. donc il faut que mu def ay module de formation xool ay spécialistes si domaine bi promoteur yi yëngatu am na ay spécialistes domaine yi manager yi yëngatu am na spécialiste domaine yi entraîneur yi yëngatu am na spécialiste ñu former leen ñoom nag ñooy dugg si écurie yi. parce que CNG mënul dugg si écurie yi da ngay former responsable écurie yi utal leen seen secrétaire général former leen ñoom ñu dem wax ak nag écurie yi. jërëjëf ci noonu laay def transition dugg ci écurie yi. di wane ne année 2011 2012 écurie yi nga xam ne affilié woon nañ ci CNG bi am kayit 45 lañu. 45 te da ngay dégg ay 100 et quelques écuries léeg-léeg nga dégg ñu ne 200 écuries 45 ñoo ci valable 45 yooyu ñoom ñoo affilié woon CNG ren nag ci information dinaa leen ko jox. lutteur individuel amatul supprimé nañ ko ci làmb léegi mbër mu bëgg a bëre da ngay dem affilié wu ji ci benn écurie mbala école waaye école boobu tamit dootuñu nangu écurie fictif écurie boo xam ne amul këyit amuñu récépissé kon écurie yi nga xam ne amaguñu récépissé nañu dem wuti récépissé sinon seen mbër du ñu bëree ren nañu dem wuti récépissé yàgg naa leen ko wax wuti leen récépissé toog sa ruq rek ne écurie nangam laa tudd ay xale wër la nga toog yem déedéet demal nga wuti récépissé ñëw yóbbu ko affilié wu ci CNG bi say mbër mën a bëre lutteur individuel amatul léegi lutteur bu bëgg a bëre da ngay dem ci école mbala nga dem ci écurie ñoom ñoo lay jël en charge ñëw mais écurie boobu aussi day fekk mu affilié wu 45 écurie ñoo valable ci Sénégal yi ci des yëpp écurie fictif la amuñu këyit te ren loolu tamit am na changement je pense que sax même licence yi ci certificat visite contre visite yi loolu dinaa ci ñëwaat ci information maa ngi koy topp mais je pense que sax am na changement mbokk yi defe naa ne ci làmb la ñuy desandi ba léegi ci li nga xam ne mooy information boobu xale yi war koo xam ndax kenn amatul benn mbër comme léegi ñu ne maas amatul pour ñëw CNG wut licence moom kenn déedéet day dem ci écurie boobu mooy indi kayitam moom maas kon je pense que loolu na ko mbëri xam. ngañ loolu mesure bu salutaire la bu ñu yéex a jël la. ndax mbër sportif. day am fu mu bokk day bokk ci club te nañu continuer gëstu boobu. continuer mesure boobu yokk ko na écurie yi indi seen bureau ñoo xam kuy président bi. kuy secrétaire général bi kuy entraîneur bi nañu ko continuer ba xam comité directeur bi. comme ça ñu CNG bi am interlocuteur et bu boobaa mën nañ def séminaire secrétaire généraux écurie yi leen kat engagement yi nii lay demee lii ak lii mooy seen responsabilité lii ak lii mooy seen rôle c'est-à-dire il faut ñu former les secrétaires généraux des écuries il faut ñu waxtaan ak président écurie yi wax leen lan mooy signification sport lan mooy seen rôle ci écurie yi bu boobaa ñoom ñu mën a yar seen ay mbër il faut ñu réglementer donc mesure bu salutaire ngi noonu il faut que CNG continue ci réglementation lutte bi parce que aussi CNG 2014 la mandaam di jeex et bu 2014 bi mandaam di jeex war na def ay kayit yu nga xam ni parce que nit ñi amuñu njëriñ structure yi ñu am njëriñ il faut que ñu bàyyi fa ay kayit yu nga xam ni si la làmb di mën a sukkandiku pour def seen fédération wala def lu leen neex mais il faut que ñu continuer réflexion boobu di gën a structuré yi il faut aussi ñu continuer ba def différence entre écurie ak école de lutte lan mooy différence bi
école lu ñu fay jàng écurie ñu mokkal ñoo fay dem il faut ñu def différence école de lutte bokkul ak écurie il faut que ñu ni école bi ñay jàng ñoo fa nekk. ñay jàng bëri. kon bëgg a nekki mbër. waaw ñoo fay nekk ñi mën a nekk mbër ñu génn charte ni kii kat mën a nekk mbër ñoo war a nekk ci écurie yi. ok waaw parce que il faut ñu gës loolu. gëstu ko defoon nañ ko Youssou Ndiaye defoon na ko. Youssou Ndiaye santoon na ma benn liggéey. sur différence entre école de football ak centre de football. mais loolu aussi la bëri bi war a gëstu ba xam ba def différence entre. école kon ku créer école waroo fa jël mbër muy compétir. nee c'est que école bi day former pour écurie bi. moo ngi mel ne rek petite catégorie. si kii dinañ am compétition. mais seen compétition entre ñoom la. ay mbapat ak ay gréco-romaine ay lutte africaine. ñi si dem nag ba nga xam ne léegi ñii mat nañu sëkk. mbapat nañu dóor nañu ci entraînement yi ñu dem nekk rejoindre écurie bi pour nekk mbëru dóor mais parce que ñi bëre ñëpp mënuñu nekk mbëru dóor il faut mu leer foog ñu dem ci olympique bi ñii dem ci olympique ñii ñu orienté entraîneur bi xam ne kii kat mbapat mën na ko waaye ñemewul dóor yaa ko yóbbu mu def gréco-romaine wala lutte simple bi waaw mu def simple école bi moo leen di bu ñu màggee mooy segg école bi mooy segg ni kii na dem defi gréco-romaine kii na defi lutte africaine kii na defi mbapat kii nag moom mën na def bëre dóor kooku mooy professionnel bi parce que du ku xëy su ba bëgg nekk professionnel mënul nekk ay 8000 lutteurs professionnels loolu si dëkk bu nga xam ni combat yi matuñu 500 loolu erreur la. mbokk yi camion Kamaz yi egsi nañu EMG automobile EMG automobile moo leen indil camion yi nga xam ni moo gën a dëgër ci àdduna ñu koy wax Kamaz camion yooyu yëpp njëkk yi dañ leen koy oyofal jàppale leen ngir transporteur yëpp mën ci am ci condition yëpp Kamaz dañu fexe mu mën a daw fépp ci condition climatique yu mu mën a doon pôle nord tropique désert tali bu bon latérite camion Kamaz da ciy daw bépp transporteur buy dawal camion Kamaz moom nga bëgg am waaw moom la wolof naan borom butigu mbagg boo gis grossiste moo ne ca xol ba camion Kamaz nag ki ko fi indi moo di EMG automobile kon nag transporteurs yi lu ngeen bëgg a transporter lu ne muy jóge Sénégal di jëm Mali muy jóge Sénégal di jëm Mauritanie camion Kamaz yi wooteel gaaw EMG automobile ci 33 869 04 12 fax 33 867 93 67. EMG automobile boulevard Fad Ben Abdoul Aziz angle autoroute échangeur Anne. ci man dëgg góol mooy aar sa équipe maanaam ñi ngay àndal man de bàyyi xel ci li may def la am àndandoo bu wóor rek a wóor bu ko fàtte mukk. Protec àndandoo bi wóor. na ngeen ràññee li bees muy boyetu Protec yi def ñeenti préservatif te xeeñ menthe wala fraise mën ngeen leen am si bërëb yi ngeen yàgg jëndee. jërëjëf mbokku téléspectateurs yi yaakaar naa ne yéen a ngi seen magazine Roffo ànd ceeg Souleymane Boun Daouda Diop directeur académie olympique mbokk yi ginnaaw loolu ñëw nag ci li nga xam ne tuuti rek dama leen koy li nga xam ne mooy cofal leen ko rek ci li jëm ci li nga xam ne mooy wàlli làmb ndax xam nga saison bi ñu génn booy xool ci wàlli li nga xam ne mooy participation yi boo xoolee participation yi ni mu demee ren ak ni làmb ji doxee di nga gis ne am na yu bari yoo xam ne xew na ci parce que booy xool tey ci wàlli làmb ji ci wàlli làmb ji boo xoolee ñi nga xam ne mooy barab yi nga xam ne bëri nañ fa barab yi ñu bëree mooy stade yi parce que amaguñu arène malheureusement que daje naa fi léegi ak ki nga xam ne moo yor infrastructure état bi ci arène yi ak stade yi am na tuuti lu ma ñamal sax loolu xam naa beneen yoon dinañ ci gën a waxtaan ci stade yi 11 stade fukk ak benn la ñu jariñoo ci stade yi waaye bu ñu leen jariñoo ci stade yi boo xoolee stade yi stade Iba Mar Diop stadium bi 35 journées lañ fa bëre 184 combats moo fa am booy xool stade Demba Diop 18 journées lañ fa bëre 108 combats lañ fa tëgg moom stade Demba Diop boo xoolee stade Ndiarème 9 journées lañ fa am 47
combats moo fa am Amadou Barry 8 journées lañ fa tëgg 48 combats moo lañ fa am Parcelles stade Parcelles bi 7 journées lañ fa tëgg 40 combats lañ fa am Yoff ñaari journée 12 combats lañ fa tëgg stade bi nga xam ne mooy stade Maris bi benn journée lañ fa tëgg 4 combats stade Ngalandou Diouf 4 journées 28 combats lañ fa tëgg loolu mooy Dakar région de Dakar loolu la ñu am ci li nga xam ne mooy stade yi boo xoolee stade Iba Mar Diop bi am gazon bi 4 journées lañ fa tëgg 28 combats ñoo fa am booy xool tamit ci wàllu li nga xam ne mooy nombre de lutteurs yi nga xam ne ñoo bëre moom la ñu utiliser 676 lutteurs école ak écurie yi nga xam ne bokk nañ ren ci làmb 59 la ñu tey bu ñuy wax décision yi 4 appuis 48 victoire par 4 appuis 48 gënoon na wàññeeku daaw mais dafa mel ni dafa yokku ren 48 moo ci am muy victoire 4 appuis 48 KO yi 12 la ren 12 fukk ak ñaar kon defe naa ne presque moom bu daaw bi benn la parce que daaw presque 12 la woon 11-12 bon kon ba léegi yéegul wàccul décision yi nag li jëm ci décision médicale ak avertissement yi fukk ak juróom la muy 15 disqualification yi benn lañ ci am forfait ñett lañ ci am sans verdict benn lañ ci am réclamation yi 18 réclamation moo am waaye yi nga xam ne confirmé nañ ko 7 lañ ci am bon kon defe naa ne lii la ñu amagum nombre de promoteurs 21 promoteurs ñoo fi tëgg daaw match nul yi maa ngi koy fàttaliku 3 match nul moo am daaw ci làmb ji kon mbokku téléspectateurs yi loolu parenthèse la woon ci statistique gu làmb bi nga xam ne bëggoon naa gars yi xoolaat ko bu baax gën cee jàngat kon defe naa ne atteindre ñu quorum bi ba léegi bu fekkee ne dañuy wax nombre de licenciés yi ak nombre de mbër yi bëri muy 676 lutteurs rien que Dakar li may wax Dakar la génnuñu ay Mbour génnuñu ci Thiès mais rien que Dakar 676 lutteurs ñoo bëri directeur tey bu ñuy wax ci sponsoring bi coow li bëri woon na dañuy bàyyi dañuy dem lan mooy mën a tax làmb ñu mën koo jaayaat ba nga xam ne image yu làmb dara dootu ko ternir du violence du dara pour mën a indiwaat làmb teg ko fi ñu ko war a teg li ci war a mën a génn ci ndax gis nañu aussi koom-koom bi ak violence bi. waaw gis nga sponsor yi moom Sénégal bu làmb góorgóorloo tuuti du ko xëccoo ak kenn ndax li muy mobiliser kenn mënu ko mobiliser te làmb dafa bokk suñu culture. donc amul sponsor du Sénégal ba nga xam ni mën nga jéggi làmb waaye nag bu fekkee ni defaraat nañ ko defar bi nag si niveau yu bëri la. CNG bi d'abord il faut mu gën a réglementer arène bi c'est-à-dire fi ñuy bëree ndax gis ñun dañuy voyager toujours du tukki li ñuy wax mooy seen làmb c'est-à-dire que seen aire de jeu dafa bëri nit te ñun duñ des fois dañuy réer parce que xam nga ñun xam nañu bëri waaw mais gan bi dafay réer du xam ku muy xool waaw kenn du xam lu muy xool kan lay seetaan waaw ensuite mu ni seen ngemb yi des fois day ñuroo ba ñun duñu xàmmee Tyson duñu xàmmee Yékini mais foofu y a problème oui foofu nag dina am problème moom donc problème non bu ñu nee kii waaw équipe football waaw du ñu naan yow miy recevoir waaw da ngay sol lu clair waaw kenn ki sol lu sombre waaw kenn du la wax solo li noonu di naan la il faut que seen ngemb yi bañ a wute judo léegi waaw ki dee sol bleu kii sol blanc mais nag kaay ma wax la xam nga làmb affaire u ñaan la affaire rawaan la. waaw xam nga tant que ñoo ngi nag di dugal ay rawaan ak. ay ñaan moom. waaw du nekk sport mukk. waaw mais te bu nekkul sport. waaw ëllëg bu benn sport génnee day jël ay sponsor yi bu football bi jaaroon si yoon day jël sponsor yi waa làmb ñoo war a xam ni bu ñu bëggee nekk sport bëgg a lekk xaalisu Sénégal ak xaalisu bitim réew il faut ñu nangu moderniser wu lan mooy nga ni mbër bii booy ñëw solal ngemb bu clair. waaw tirage au sort. waaw sa sëriñ na faanoo ngem bi 50 ñetti weer. waaw ñaan si. waaw mais duñu ko. couleur yi jël couleur yëpp. waaw mais xam nga il faut ñu nangu moderniser wu. donc problème baa ngoog li ñu ci ko wax mooy des fois duñu xàmmee mbër yi ndax ngemb yi dafay nuroo. mooy gan yi. waa gan yi. waaw après ñu ne ñu wolof rek ngeen di wax wolofu bu parler wolofu. il faut que ñu am ay chaînes yu wax tubaab. ci làmb ji parce que dafa intéressé région bi
Afrique yëpp la intéressé te duñ ko war a exporter. donc il faut ñu régler il faut que CNG dimbali ñu si loolu réglementer intérieur lamb bi ak tenue lamb tenue sport boo gis dafa am tenue fii nag amul benn ngemb réglementaire te nga xam ne seen ñi nga xam ne seen ngemb kenn mënu ko jàpp ñi seen ngemb gàtt ñi seen donc il faut ñu réglementer ni ngemb bi day jóge si ndigg li ba si cuisse bi àgg ba fii. dina muur lii ak lii muur lii ak lii. sport yëpp ko def réglementer seen tenue il faut ñu réglementer ngemb yi mais am na si ñoo xam ne seen ngemb day nekk benn raw am na ñoo xam seen ngemb day nekk benn kenn xamul. il faut que CNG réglementer ngemb yi réglementer nature tissu bi dëgëraay beeg kii bi il faut ñu réglementer ko ndax léegi am na ñuy dàkkaane seen ngemb am na ñoo xam ne seen ngemb duñ ko jàpp boo jàppee mu rëcc donc il faut ñu réglementer ko loolu moom rôle du CNG la. deuxièmement il faut que ñu yar fans club yi wax leen ni mbër sa mbër mën na daanu mën na daan mais du bu daanoo nga yàq. mais fans club bi dafa dëkk ci gox. waaw loolu fan la yar bi commencé. dañuy écurie yi moom écurie yi moo leen di yar moom écurie yi ñoo leen di yar. c'est-à-dire il faut ñu former les responsables des écuries ñoom ñu dem yar seen ay écuries c'est-à-dire sur fair play da ngay wax secrétaires généraux yi former leen kat làmb ji lii mooy enjeu yi suñu culture la li ñu ko war a wane bitim réew il faut mu rafet il faut mu jekk mais boo ko expliqué xale yi dinañ ko xam ensuite nag ñiy ñëw yi fi jaral leen dara. c'est-à-dire ñu ñëw ndax làmb mais ñëwuñu pour agresser. mais aussi nag violence bi nag du ma stigmatiser làmb du ma stigmatiser nawetaan société sénégalaise jeunesse sénégalaise ñoo devenir une jeunesse violente. lu ko waral loolu. seen contradiction yépp duñ koy régler ci doole débat diine mu amatul xamul tax nag sport moo jóge ci école lan moo ko jëlee ci école bi. faytu crise u IASU. waaw bu benn autorité nanguwul régler tant que réglé wuñu IASU ba école ba sport bi delluwaat ci école bi dans le milieu éducatif nii rek la ñuy dundee loolu moom maa ngi koy wax tey te yàgg naa ko wax te dinaa ko waxaat. tant que sport delluwul ci école violence dans les stades du deñ ndax le sport est éducatif warul jóge ci école. son milieu naturel c'est l'école tant ñu amee ay dirigeants yoo xam ne ay dirigeants. dañoo nekkoon des dirigeants doublés de cadres. ay ñoom Lamine Diack ay Habib Thiam Serigne Lamine Diop. Mathurin. mais cadre de haut niveau yooyu nekkoon ci magistrature nekkoon ci impôt et domaine. booba ñooñu. amoon nañu possibilité yar xale yi ndax du ñoo yaru dañoo jaar ci école pratiquer nekk ay cadre de haut niveau bu fekkee ne léegi dirigeant sportif bi. day jël sport pour mbubboo ko wala pour dund si wala pour ut tour du tala yar kenn lu ñuy fekk ku nga xam ni socialement il est accompli ñu dénk ko xale yi. kon daal violence bi loolu mooy li ko jur d'abord. li ko jur mooy manque d'encadreur de qualité. ay nit ñi nga xam ne ñoo tekki dara ba pare. ñëw nekk modèle de référence. xale yi di leen xool ñu mën a wax xale yi dëgg mën leen a yar Lamine Diack dafa mën na yar xale. parce que non seulement socialement il était accompli. athlète la woon mais dafa amoon signification sociale ba pare. président bu si amoon signification sociale tekki woo ci société bi. doo mën a yar kenn. il faut que ñu am ay dirigeants yu nga xam ni dañoo nekk société bi tekki ba pare. kon mais pas des dirigeants qui utilisent le sport. pour avoir un nom. kon dirigeant bi yor ci football bi làmb jekk yépp partout. Alioune Sarr. du ko may autorité. c'est que dafa li ko may autorité lu yëfi yëngu lu yëfi nga ne mu toog ak dal wax. mais parce que dafa tekki ba pare. ñoom Raymond Diouf c'est que CNG bi. c'est-à-dire loolu moo tax ma tiit. parce que CNG bi dooleem nit ñi la nit ñi ko constitué mooy dooleem mais du ay këyitam du ay texam. mooy ñi ko ëmb. waaw ñi ko ëmb. waaw ñoo am signification sociale ba pare. ñoo tekki dara ba pare moo tax lu ñëw ñu mën ko. moo tax ñëw mu mën a muñ. lu leen teg ñu tegoo ko. mais bu ñu fi jógee kenn xamul kuy ñëw te loolu structure solide moo koy def il faut que ministère des sports def profilu dirigeant sport parce que jeunesse sénégalaise mënoo ko dénk n'importe qui ndax samedi amul benn autorité bu mënoon a wax xale yi déglu la ndax ñi fi dugg xamuñu autorité yi. te loolu aussi danger la gis nga sport ngañ maa ngi lay benn affaire de. dafa garaw bis bu ñu koy dénk ñu ko xamul
dañ ma sa taal dëkk bi. dañ ma sa taal dëkk bi yéen a ngi seen magazine Rofo maa ngi ñëwaat léegi di leen fàttali ne Souleymane Boun Daouda Diop mooy sunu invité tey dañu bëgg a jàng rek li nga xam ne mooy violence bi ak tamit lu ñu mën a génn ci violence bi muy làmb ji muy football bi parce que yëpp benn la ci stade bi lañ koy defee même affaire samedi bi am na ñu dugg ci rajo yi sax naan waa làmb ji ñoo fa dem bon ñu tooñ waa làmb waaw làmb ji am na ñu naan sax waa làmb jee fa dem te vraiment ay citoyen lañu comme tout le monde voilà dañuy seetaan football di seetaan làmb di seetaan basket lu xew ci sport bi ñu jàpp ci je pense que yaa ngi woon ci côté éducation waaw kañ dirigeant xam nga dafa am dëkk yi nga xam ne bu dara xewee benn nit mooy jóg rek wax rek ñëpp déglu ko loolu lañu amatul Sénégal dirigeant boo xam ne day wax ñu déglu ko pourquoi parce que ñu am faytu dirigeant dañu amatul profilu dirigeant c'est que dirigeant dafay nekk kilifa dirigeant dafay nekk kilifa boo xam ni ñi mu jiite duñ koy déglu duñ koy gëm ok Sénégal loolu la ñu amatul loolu la ñu amatul il faut ñu uti ko jërëjëf mbokk yi di dem nag tuuti xam nga ki nga xam ne mooy Zos ak ki nga xam ne mooy Boy Niang xam nga amoon nañ fi coow ginnaaw seen face à face bu mujj bi ba yi ci xew-xew ci yàlla dogal na waxtaan nañ ci yàlla dogal na dox nañ ci yàlla dogal na lu ci bari teg nañ ko ci suuf ba mu des rek diggante CNG bi ak Boy Niang ñuy ñaanaat rek tàllaat suñu loxo rek tàllaat suñu loxo CNG bi ci rek erreur boobu nga xam ne amal na ko waaye ci semaine bi ñu génn daje nañu gis nga ni ngi nii kër El Hadji Mansour di joxantewaat loxo lii am na solo joxante loxo parce que boobu ba léegi ay médiation la waaye bii joxante loxo la pour wan nit ñi tamit ne lépp génn na seen diggante defe naa ñaar ñii seen combat ku gàtt fan dootoo ko seetaan waaw ñaar ñii moom xaw ma kan waaye revanche bi moom lépp nañ ko ndax xam naa ne ñii moom seen bëre dootul gaaw mbala buy amati sax xam naa ne dootul am ndax lii tamit communion la mbër bëri naak mbër jaare fa ñu doon ay xarit c'est important lii dafa baax ñu toog nii waxtaan gis nga leen kër El Hadji Mansour ñu joxante loxo saafonte ànd génn gis nga xale yi niñ leen toppee nii c'est important lii mooy làmb lii mooy cosaan kon jërë ngeen jëf maa ngi leen di gërëm di leen sant bu baax ci li nga xam ne mooy humilité bi nga xam ne am nañ ko ba mën a juboo joxante loxo mbokku téléspectateurs yi comme ni ma leen ko waxee làmb ji mi ngi ci waaj a tijji defe naa ne CNG bi rencontré na démembrement yépp waxtaan nañu defe naa li ci des mooy rek rendre compte ñoom ministre bi nga xam ne moo leen joxoon commission boobu pour ñu doxal ko je pense que daje nañu ñëpp tënk nañu lépp ci kayit wax naa leen information bi ngeen jàpp ko lutteur individuel amatul mbër mu bëgg tee bëri jaru ngay dem CNG di déposer ay licence da ngay dem ci écurie mbaa école bu affilié ci CNG écurie fictif yi mooy écurie yi amul kayit ni ñu dem wuti kayit léegi doo tudd nangam rek boot say xale rek ñëw ne da ngay wuti licence boo demee CNG du la jël kon information bi mooy loolu ngeen teel ko préparé écrit yi amul këyit nañu wuti këyit balaa CNG bi di ubbi écrit yi nga xam ne am na këyit 2011 2012 45 écrits ñoo valable Sénégal te léeg-léeg nga dégg anaan ay 200 écrits ñu kenn xamul lu ne la ñuy wax mais 45 ñoo fi valable léegi nag 45 yooyu valable ku bëgg a bokk ci ñoom da ngay wuti récépissé kon information bi moo nekk noonu au fur et à mesure seen magazine Rofo di jëm ñi ngi jëm ci information yi nga xam ne mbër mi war na ko am ci la ñu jëm ci émission yi di ñëw yëpp dinañ leen wax ni ngeen war a def ba am licence dinañ leen war a wax ban yan këyit ngeen war a wuti ba am licence di fàttali ne ci wàlli làmb combat yi ñu ngi leen di taxawal boobu ba léegi ku ne xam na ne làmb yaa ngi taxaw promoteurs yi ñu ngi taxawal ay combat boo demee tey Ndiaye production Fallou Ndiaye production xale yooyu tamit gis nga taxawal nañ combat Assane Ndiaye Bawol production taxawal na combat Aziz Ndiaye production taxawal nañ combat Kanj production taxawal nañ ay combat yooyu moom lañ fi identifié gum ak Mounia production di fàttali ne moom moo ñu tàmmal di ñu tijjil saison moom Mounia je pense que combat yi nga xam ne taxawal na ko dinañ ko indi léegi ci li nga xam ne mooy écran bi ngeen gis ko moom mooy ubbi saison bi lii nag mu indi nii combinaison bii mu teg nii te l'an 2000 ak ki nga xam ne mooy ki nga xam ne mooy Bébé Saloum ñoo koy bëre loolu mooy tête d'affiche bi mais li ci des mooy combat préliminaire yi nga xam ne mooy am ci
ouverture saison bi ak Mouniang production kon mbokku téléspectateurs yi ñu ngi ci cappaandawu émission bi àndoon ak Souleymane Boun Daouda Diop fekk fii ci stade bi nga xam ne mooy stade Léopold Sédar Senghor lan ngay tàggoo ak lan ngay ñaaxee monde sportif yi rawatina nag monde làmb. waaw li may ñaaxee monde sportif bi mooy sport éducation la. il faut dafa ànd ak ay valeur d'humilité. connaissance de soi connaissance des autres ak sens de la mesure. et samedi moo ñu manqué woon di taseeg sa nawle xalaat ni yaa ko mën da nga koy dóor loolu mënul nekk. il faut ñu ànd ak humilité il faut ñu xam suñu bopp xam suñu fan la suñu mën yam ak kan moo ñu mën ak kan la ñu mën. il faut aussi ñu am sens de la mesure. bu ñuy wax ak nit ñu xam ni ñuy waxee mu ànd ak valeur yoo xam ni jom. kersa ak ngor. munul c'est-à-dire que valeur yooyu valeur sénégalaise yooyu munul dindi rek sa sport. beneen bi mooy mbër yi ba ñuy jàngu leen seen doole ngeen am yaakaar làmb pour teral seen ndey ak seen baay yéen a koy wax toujours. wax ma ko yéen a koy wax. li nga xam ne moo lay dundal di la teral da nga koy teral yooyu tamit te noo koy terale mooy nga xam ni violence du jur lu baax yar leen ñu ànd ak nekk seen gannaaw. ku nga xam ne kii wóor na ni mënu la indil jàmm. débarrassul si moom ndax bu làmb ji yàqoo yéen a koy jëkk a yëg promoteurs yi mën nañu dem recycler wu feneen. investir feneen. mais yéen jàng wees na jàng liggéey wees na lépp wees na seen doole ngeen am ak seen làmb. fonk leen ko ma ni promoteurs yi CNG moom mooy sécuriser seen investissement da ngeen jël ay millions. di ko dugal si làmb ji te CNG la état bi dénk yi fii moo koy sécuriser. donc na ngeen déggoo ak ñoom. jërëjëf vraiment loolu lay lancé. merci beaucoup jërëjëf mu doon seen magazine Roffo lépp jëm ci wàllu yar tey wàllu discipline wàllu communication nan la ñu war a mën a wax ju rafet. bañ a exciter violence. bañ a indi loo xam ne fitna lay jur ëllëg pour que làmb ji mën a gudd fan xaalis bi xale yi mën koo jariñoo ñi ci def seen xaalis mën a ñoŋ looloo toon tey suñu waxtaan ak Souleymane Boun Daouda Diop directeur académie olympique fekkoon ko fii ci bureau bi ci stade Léopold Sédar Senghor Mao Cissé la ñu àndaloon ci réalisation ak caméra Mass ci li nga xam ne mooy caméra bi ak William ci lumière bi ñoom la ñu àndaloon tey di leen jox daje ci yeneen émission magazine Roffo comme ni ñu leen ko waxee ñu ngi dëkkmal nag làmbu tabaski yi ak ginnaaw tabaski yi incha allahu rabbi dinañ ci ñëw ak yenn programme yoo xam ne dañ ko joto am pour mën leen ko dégtal kon mbokk téléspectateurs yi Ngagne Diagne moo leen ko présenté di leen jaajëfal di leen ñaanal yàlla mi borom jàmm doole ñu jàmm mayaat ñu kattan ba ñu mën a dajawaat toog taa jàkkaarloog téléspectateurs yi di leen ñaanal jàmm wasalaam ba beneen yoon. fan ak ñaar ci weeru avril Yékini ak Balla Gaye coup de sifflet ba dal na Yékini a ngi ne teg Balla Gaye a ngi ne teg ñoom ñaar ña ngaa lewaatoo Alaaji Cerno Njaay Yékini ak Balla Gaye ña ngaa lewaatoo Balla dafa demee Yékini fekk si ko dox 10 secondes passé na faj ko ci ndox bëgg avancer Balla ñaan na wér Balla ñaan na dënn tëfli ko ci dënn bi ñoom ñaar ña ngaa lewaatoo ñu teg kurpeñ dalagul dara amul ay loxo laalanteeguñu Alaaji Cerno Njaay Yékini dox na ci kawam sirip la ñuy def ñoom ñaar ñi nga lewaatoo Yékini Balla Gaye Yékini Balla Gaye Balla mib na Balla jël na ko songoon nañu Balla Yékini door na Balla ngi door Balla jël na ko Balla jël na Yékini laay la laa songo ngañ Yékini ngi yóotu dafa tee ci ngemb li dër ba noppi ndengeñ ko tey nag danañ bëre ñoom ñaar waxoon naa la dañuy bëre laay la Balla ña ko Yékini bañ na Balla ña ko Yékini bañ na Yékini ngay sol loxo ba laay la faqat dina Balla ngi door Balla ngi door faqat dina fi am de Balla Yékini door na ci gémmiñ gi laay la dina wàcc la mi noo xal ziar na ko sama xol baa ngi bëgg a génn Balla jël nañu tànk bi Yékini rëpp na am na lu xew 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 Balla jël na ko songo nañu
Balla jël na ko songo waat nañu kon nooju mu rëpp 3 Yékini añ na ko Balla rasu na Yékini caxabal na ko Yékini caxabal na ko Yékini Balla Gaye daan na 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 Balla Gaye loo wax Balla wéeru na sama kaw Balla wéeru na sama kaw Balla Gaye wéeru na sama kaw Balla loo wax Balla daan na Yékini daan na Yékini waaye la Balla daan na Yékini wéeru na sama kaw Balla ngay jooy Balla ngay jooy bay le nouveau roi des arènes le nouveau roi des arènes Balla la roi des arènes et pourtant que day door la ko daane ragal naa waxu seetkat ba ragal naa waxu seetkat ba ragal naa wax Balla ngay jaay nouveau roi des arènes